ñuy teewlu ci Sénégal 7 dal leen ak jàmm tey ñu am mbégte fii ci Kër Massar Nord di dalal le maire nouvellement élu muy Adama Sarr sëñ bi Adama ñu ngi lay nuyu. waaw Mbissane maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu également équipe bi nga àndal yëpp di nuyu waa Kër Massar particulièrement waa Kër Massar Nord ak ñi nga xamante ne ñoo ngi seetaan Sénégal 7. Adama Sarr ñu fal la nga gagné ki nga xam ne ni ministre la muy Assome Diatta ginnaaw victoire boobu ban sentiment moo la animé tey. waaw sentiment bi nga xamante ne si moo ñu animé sentiment de fierté la gannaaw ba ñu jëlee ndam li delloo ko yàlla sunu borom bi nga xamante ne mooy maye également parce que jàmm bi moom amul lu dul sabablu da ngay sabablu def li nga war a def li des nga bàyyi ko ak yàlla donc am nañ benn sentiment de fierté bi nga xamante ne si am nañ ko mais également aussi am nañ benn sentiment bi nga xamante ne si dafa doon défi bi nga xamante ne si dañ ko war a relever défi bi nag mooy liggéeyal waa Kër Massar. ba ñu xam ne yéene bi nga xamante ne si moom moo nekk si ñun te moom lañ doon wax ak ñoom yéene boobu ñu eggali ko si mandat bi nga xamante ne si wax dëgg yàlla jox nañ ñu ko. mais dafa mel ni ki nga sekkaloon langue bi ba léegi nangookul parce que Assome Diatta aussi yëg nañ ne def na recours. waaw Assome Diatta def na recours donc loolu moom xam naa ni guddal jël la rek ak aussi di jéem a justifier défaite bi nga xamante ni am na ko mais boo xoolee nga dem élection ñu raw la 466 voix de plus. donc foofu daan bi dafa leer nañ tey jii même bulletin nul yi nga xamante ne sax ñoo nekk si Kër Massar Nord bu ñu ko jëloon yokkal ko taxul mu raw ma donc peut-être day jéem a justifier defetam mais di wax ni rek yàlla mooy may ndam ñun lu ñu waroon def nañ ko def depuis presque 3 mois ñoo ngi si suuf terrain bi di liggéey si suuf di liggéey bu baax a baax dugg Kër Massar yëpp dugg nañ fépp waxtaan nañoo ñëpp jël un programme boo xamante ne aussi c'est un programme qui a été bien étudié. def ay analyse proposer programme bi waa Kër Massar Nord waa Kër Massar Nord accepté ñu suñu programme boobu voté ñu gañe bu 7-8 donc Assome Diatta mënul taxaw di wax ay waxu bulletin wax dëgg yàlla parce que parti bu nekk ak coalition de parti bu nekk am na siège ci bureau yi centre bu nekk am na mandataire donc bu ñu taxawee ne non bulletin yi ñoo kiiwul bulletin yi baaxul pour man dañuy justifier la rek parce que amoon nañu ay mandataire amoon nañu ay siège te wax dëgg yàlla kaas bu naroon am ñu ñoo war a kaas parce que Assome Diatta déjà listam baaxul. en tant que ministre mënoo confectionner sax liste bu baax nga jël benn nit répété ko 2 fois ses listes déjà moom sa liste n'est pas valable elle a été validée mais liste bi baaxut te même moom bu nga ñëwoon sax nañuy dem cour d'appel ak moom parce que liste am motut te loolu noonu dafa taxoon ñu dàq ay liste yu bëri ci coalition Yewwi Askan Wi mais moom tey jii boo xoolee liste bi nga xamante ne moom la déposé woon am na benn nit bi nga xamante ne 2 fois la ñëw donc code électoral tere ko. et en même temps aussi nombre de personnes yu mu waroon dugal ci liste motut parce que y a une personne qui a été répétée 2 fois donc loolu noonu yëpp bu ñu ko defee jàngat pour man ba mu lajjee dafa yàgg quoi avant élection yi sax la daanu ci defar liste boobu daanu woon na donc tey bu ñëwee naan ay recours pour man guddal jël la ak jéem a justifier defetam mais wax dëgg yàlla organisation élection bi Sénégal donc gars yi nu ñu ko defee baax na amul lenn li nga xamante ne si mun nañ ko fi rectifier amul benn recours aussi bu valable qu'on se le dise quoi. parce que parti bu nekk am nga siège wax naa ko sànq donc yow mënoon ne sa siège moo ngi ci bureau bi nit ñi di voter amul bulletin coalition benn boo xee car siège bi croiser les bras toog di xool loolu c'est illogique même venant d'un ministre d'État quoi c'est illogique wax dëgg yàlla doon na lu ñuy ñaawlu nag parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay donc Kër Massar pour man dañu waroon joxante loxo ñun ñëpp ànd liggéey pour l'intérêt des populations de Kër Massar. oui Adama Sarr aussi nga bokk ci jeune maire yi nga xam ne ni tabb nañ leen sous la bannière de Yewwi Askan Wi tey sénégalais yi di leen découvrir tey boo doon wax sénégalais yi kan mooy Adama Sarr exactement lan nga leen di wax. waaw Adama Sarr haut fonctionnaire la donc nekk un fonctionnaire de l'État de la hiérarchie A nekk di liggéey à la direction générale des impôts et des domaines donc doon fa cadre doon aussi ndaw boo xamante ne yàgg na yëngu ci politique. donc doon yëngu ci politique def benn mouvement également bu ñuy wax mouvement Kër Massar Debout yàgg liggéey ci social avant élection yi di ñëw à Kër Massar parce que on a formé pas mal de GIE à Kër Massar depuis 2018 2019 2017 boobu waxuñu sax waxu élection quoi en même temps aussi maa ngi nekk membre ci Avenir Sénégal bu ñu bëgg bu docteur Cheikh Tidiane Dièye bi nga xamante ne également ci coalition Yewwi Askan Wi la nekk bu loolu weesoo également maa ngi nekk di def recherche Université Laval Canada. donc chercheur la foofu Université Laval en même temps comme ni ma ko waxee sànq aussi je suis cadre à la fonction publique. muy lu am solo parce que Kër Massar lu ñu doon joxoñ
baaraamu tuuma souvent mooy ay maire yi nga xam ne ni peut-être amuñu niveau sur ce plan je pense que rupture war na mun a am. waaw rupture war na mun a am parce que wax dëgg yàlla li ma jàng sax dafa jëm si wàllum gestion maanaam ni ñuy yoree dëkk ni ñuy yoree réew ni ñuy yoree gox man loolu laa jàng doon def également benn consultance ak waa Nations Unies ONU Habitat bi nga xamante ne mooy branche Nations Unies bi nga xamante ne moo yor lépp li nga xamante ne wàllu dëkkuwaay la wàllum cadre de vie donc yàgg liggéey ak ñoom yàgg liggéey ak ay organisations yu bëri au niveau international yàgg tukki également si sama cadre liggéey di jàppale yeneen dëkk si seen wàllum urbanisme si seen wàllum ni ñu yoree suuf wàllum gestion urbaine tout ça donc je pense que rupture war na mun am Kër Massar te yaakaar naa relation yi nga xamante ne aussi am naa ko au niveau international dinaa def tout ba samay partenaire ak samay xarit yu nekk foofu noonu ñëw jàppale ma ba xar kanamu Kër Massar changé ba population Kër Massar Nord yëpp mun a dund si jàmm ak salaam. aussi bi nga faloo nga jël benn décision nga ne sa salaire da nga ko fas yéene jébbal ndaw ñi ak jigéen ñi noonu la demee exactement. waaw loolu yéene la te noonu lay demee incha allah wax naa ko sànq man je suis un fonctionnaire am naa salaire ba pare donc sama salaire bi nga xamante ne si sama liggéey lay jógee ak samay avantages yi ma am je pense doy nañ ma sëkk pour ma dund man ak samay njaboot donc liggéeyu mairie bi man bénévolat laa ko jàppee comme yeneen conseils municipaux yi nga xamante ne fan la ñu nekk ay bénévole pour man li nga xamante ne si moo nekkoon si ñun yéene la woon pour defar Kër Massar te yéene boobu nañ ko bëgg a matale si fànn yëpp ba waa Kër Massar gis ko waa Kër Massar xam ko donc loolu moo taxoon ñu ne dañuy maye sunu salaire bi nga xamante ne maire moom la ñuy jox te incha allah loolu moo am parce que wax dëgg yàlla am nañ suñu liggéey bopp ñoo ngi tedd am nañ suñu teraanga balaa ñoo jël mairie bi donc je pense que bénévolat nañuy def liggéey rek pour waa Kër Massar am ndam pour Kër Massar Nord am ndam pour changer Kër Massar moo ñu tax a jóg. nga hérité aussi ci benn commune bi nga xam ne ni problème yi bëri na fi donc ñun ñëpp seetlu nañ ko mais tey le projet tey Adama Sarr maire de Kër Massar Nord lan la ñu war a xaar exactement mu changer ci localité bi. bon Kër Massar Nord li nga xamante ne si doon ne projet phare yi nga xamante ne bëgg nañ ko indi apporter ko si Kër Massar Nord mooy changer xar kanamu Kër Massar Nord déjà parce que gis nañ anarchie bi nga xamante ne am na fi gis nañ aussi désordre urbain bi nga xamante ne am na fi. donc loolu bokk na si li nga xamante ne bëgg nañ see taxaw si nu mu gën a gaawee bu ñu waxee aussi wàllum éclairage public bi des na xam nañ insécurité bi am Kër Massar te insécurité boobu mun nañ jàpp ne li ko gën a yokk mooy éclairage public parce que mbedd yi leerut donc loolu aussi bëgg nañ see xar suñu tànk tubéy et aussi sur le plan de l'éducation sur le plan du sport bëgg nañ see indi changement parce que Kër Massar lu muy rëy yëpp Kër Massar amul stade donc mu doon loo xamante ne si ñun daf ñuy métti bu ñu doonee ay ndaw yoo xamante ne Kër Massar nañ defee suñu lépp Kër Massar nañ amee suñu lépp bu ñuy dem nawetaan di ko demee Mbao wala di ko demee Pikine dafa doon loo xamante ne lu ñaaw la di nga xamante ne aussi métti na jeunesse Kër Massar loolu également bëgg nañ si taxaw côté éducation lu ñu waxoon suñu programme incha allah ñoo ngi si projet yooyu sax commencé nañ seen liggéey bëgg nañ def ay bibliothèque communale parce que gis nañ ni Kër Massar amul bibliothèque communale boo xamante ne si élèves yi nga xamante ne double flex la ñuy def bu ñu demul jàngi war nañ mun dem si bibliothèque yooyu noonu yokk seen xam-xam jël ay livres ñu day encadreurs yoo xam ne mairie bi moo leen di recruter comme ça ñuy encadrer ndaw Kër Massar yi donc loolu bokk na suñu suñuy projet également bokk na si def ay terrain synthétique un peu partout si zone parce que Kër Massar Nord dafa rëy bëgg nañ def ay terrain synthétique parce que remarque bu ñu def man jeune la ñu nañuy jóge fii dem ba ay Magic Land lee fa terrain wala ay Dakar Sacré-Cœur di fay 25 000 26 000 30 000 et cetera donc loolu ñu xam ni bu ñu defee ay terrain même bu fekkee dañuy wàññi sax coût bi di ko léegi 15 000 10 000 francs au moins jeunesse Kër Massar bi nga xamante ne si dañ doon dem di jéggaani terrain pour di football au moins ñu yem seen dëkk déjà dinañ yem seen dëkk te mairie bi mun na fa am ay ressources yoo xamante ni mun na ko investir feneen si commune bi waaw bu loolu weesoo également li nga xamante ne aussi pilier la mooy une gestion inclusive et participative c'est-à-dire bëgg nañ def ay maisons municipales yoo xamante ne chaque zone peut-être chaque quartier day xaw a métti mais zone yi nga xamante ne si day ëmb lu mot ay 10 quartiers dañ leen di def zone mu am benn forum maison municipale boo xam ne dafay nekk comme ça ñoom dinañ mën a soulever yay problème interne yi nga xamante ne am nañ foofu soumettre ko à la mairie comme ça ñun aussi à notre niveau ñu jéem a trouver ay solution parce que loolu moo tax ñu fal ñu trouver ay solution si problème yi nga xamante ne waa Kër Massar moom la ñu am. waaw ci li nga cité
ma retenir ci lenn li nga xam ne ni Kër Massar ñu bëri dañ koy ñaxtu muy le cadre de vie surtout ak gis nañu par exemple station Kër Massar nu mel presque trottoir amatu fa occupation anarchique bi loolu ban pexe nga ci nar a indi ban saafara nga ci nar a indi. waaw loolu pexe yi si nar a indi mooy dañ koy dindi wax dëgg yàlla dinañ dindi anarchie boobu mais également si dialogue nañ koy teg si dialogue nañ koy tënk parce que ñi nga xamante ne également ñoo ngi foofu di jaay et soutien de famille lañu et si jaay boobu nañu yaakaar pour dundal seen njaboot dinañ dem dinañ waxtaan ak ñoom xool yan solution nañuy trouver jéem a ut ay site de recasement yoo xamante ne nañ leen fay yóbbu ku bëgg a jënd dem fekk leen fa parce que dëkk également noonu lay doxee parce que fi nga xamante ne nañ ko def pour dëkkuwaay moo fa war a nekk fi nga xamante ne si dañ ko def pour commerce moo fa war a nekk fi nga xamante ne également nañ ko def pour industrie ñoo fa war a nekk loolu mooy tax anarchie du am mais tey jii bu ñu defee un projet de lotissement zone yi nga xamante ne si nañ ko déjee habitat gars yi ñëw di fa jaay rek wala dafay industrie loolu mooy indi anarchie parce que dans un projet d'aménagement il y a 3 zones il y a des zones à usage d'habitation il y a des zones à usage commercial il y a des zones à usage industriel mais tey jii zone yi nga xamante ne à usage industriel la bu fa nit ñi demee dëkk anarchie am na zone yi nga xamante ne à usage commercial la bu fa nit ñi demee dëkk anarchie am na mais également zone yi nga xamante ne à usage d'habitation la bu fa nit ñi demee jaay wala dafa industrie anarchie am na te loolu noonu yëpp xam nañ ko jàng nañ ko am nañ ci expérience et je pense que on va trouver une solution waxtaan ak tablier ak marchand ambulant yi nekk station Kër Massar bi xool naka nañuy trouver solution utal leen ay site de recasement ñoom it ñu mën a jaay ci jàmm ak salaam am lu ñuy yóbbu seeni kër. mais loolu luñ koy faral di expliquer mooy ne collectivités locales yi amuñu ressources yu doy moo tax ñuy permettre yenn anarchie di am ci trottoir yeeg espace public yi kii demee noonu loolu aussi du maanaam absence de ressources collectivités locales yi aussi est-ce que du doon gàllankoor ci sa yéene aussi. waaw absence de ressources moom xam nga tey ji avec l'acte 3 de la décentralisation on est appelé à aller chercher des partenaires à collaborer avec des partenaires yi nga xamante ne au niveau national comme au niveau international et au-delà de ça également Kër Massar je pense que ñàkkul ressource et juste organisation la laaj bu ñu organiser suñu biir rek ressources yi nga xamante ne si war nañ kaa am pour defar Kër Massar nañ ko am man yàgg naa Kër Massar du tey laa fi nekk donc dëkk boo xamante ne si fa nga amee entrée en sixième je pense ba nga fay nekk kon ndaw nga xam nga fi lu bëri fi nga fooyee fi nga footballé fi nga defee lépp ñun xam nañ Kër Massar bu baax xam nañ ni également ñàkkul ressource mais jusque di organisation moom manqué woon te organisation boobu noonu nañu fas yéene indil waa Kër Massar pour Kër Massar yëpp mun see gis seen i bopp également. aussi ñu ñëwaat ci beneen aspect muy comme nu muy amee souvent ci mairie Sénégal yi dañ leen di faral di joxoñ baaraamu tuuma doxalin yu gàll góos maanaam ay népotisme ak gestion bi nga xam ne nii c'est nébuleux yooyu noonu bi ngay booy ñëw boo jotee ci leng yi da nga fas yéene def audit wala nu mu demee noonu. waaw dinañ def audit xool liñ fi fekk lan la pour ñu mën a xam fan nañ jëm parce que boo deful saytu sa ginnaaw xool li nga hérité pour nga egg fi nga jëm day xaw a métti loolu dinañ ko def wax dëgg yàlla dinañ ko def mais pour le bien de tout le monde nekk ñu fi di def chasse aux sorcières dinañ ñëw xool li nga xamante ne moom nañ teg suñu loxo lan la li nga xamante ne moom nañ teg suñu loxo loolu ñu xool fi ñu ko jëlee xool fan nañ koy yóbbu parce que aussi nañ ñoo fal te dañu war a def bilan suñu mandat bu jeexee parce que rien n'est éternel dans cette vie bu suñu mandat jeexee war nañ def bilan donc dinañ auditer bi bu baax li nga xamante ne moom nañ fekk ci fànn yëpp pour que waa Kër Massar mun a am njëriñ ci loolu noonu mun see jëriñu mais c'est pas une chasse aux sorcières boo xamante ne wax dëgg yàlla bëgg nañ ko def ñun li ñu bëgg mooy liggéey et informatiser système gestion bi nga xamante ne moom ci commune bi dématérialiser ko ba nga xamante ne ci askanu Kër Massar dinañ ci gis seen bopp surtout parce que ñëwuñu rek laaj mairie def nañ suñuy enquête ut nañ suñuy renseignement ut nañ suñuy information ci côté boo gis ci couche sociale yëpp boo seetee donc li nga xamante ne baax na ci xam nañ ko li nga xamante ne c'est bon na ci xam nañ ko te li nga xamante ne moo nekk li ci bon loolu la ñuy jéem a indi comme boo xoolee état civil bi wax dëgg yàlla bëgg nañ ko informatiser dématérialiser ko ba nga xamante ne ci boo ñëwee déposer rek ci jour bi nga jot li ngay jot nga dem sa yoon parce que également loolu jot nañ ci enquête ci renseignements yoo xamante ne problème la fii nii
wàllum foncier bi également bëgg nañ ko def benn gestion transparente ba nga xamante ni si jeunesse bi waa Kër Massar yëpp dinañ xam seen foncier nu mu demee parce que on peut pas se permettre di gis ay espace public mairie bi di koy jël di koy utiliser de manière personnelle ou de manière individuelle si je peux m'exprimer ainsi donc yooyu noonu yëpp wax dëgg yàlla def nañ say analyse yooyu noonu yëpp saytu nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax et incha allah on compte y apporter des solutions. waaw Amadou Niang aussi yónnee ma benn question moom ci ndox mi la dëkk. voilà asom sax jaar na fa dégg naa may leen camion grava et tout ñoom tamit seen i coono noo ci nar a taxawee. waaw ndox bi moom je pense que mooy défi bu gën a mag défi bu gën a mag bu ñu war a relever mais wax naa la ko sànq inondation yi ba mu amee en 2019 boobu élection jotagul ñun suñu mouvement Kër Massar Debout ñëw luyee Pocolin machine mu génnee ndox bi unité 14 ndox bi dem unité 14 unité 15 Folota yëpp ñun en tant que mouvement ñoo ko defoon boobu asom new fi boobu maire bi sax ñëwul def loolu et pourtant ñun mouvement nañu yoroon te pourtant ñoo ko def ñun ñoo wër zone yi nga xamante ne yëpp amoon na ay groupe amaana suñu doole en tant que mouvement mënul ñoon permettre ñu jënd ay groupe mais ku si nekk jox nañ la carburant 100 000 wala 150 000 francs pour ndox bi mën a dem donc ñun xam nañ inondation balaa élection yi di ñëw loolu dama bëgg a leeral rek pour waa Kër Massar xam ko ñun inondation yi 2019 ba mu amee ñu ñoo génne suñu xaalis avec nos propres moyens waxuñu ay groupe de Pocolin si boppam nañu luyee mu ñëw xàlli yoon ndox bi génn dem te loolu tey jii boo demee quartier yi mel ni Dental unité 14 unité 15 boo leen ko waxee ñoom xam nañ ko te loolu élection ñëwul woon dara ñëwul woon donc xam nañ bu baax jafe-jafe yi nga xamante ne moo am si ndox bi te wax naa ko loolu moo gën a nekk suñu xeex bëgg nañ tey jii nii même canalisation yi bu matut ñu mettre en place benn dispositif boo xamante ne si benn Kër Massar waa du dund si ndox bi loolu moom nañ si commencé liggéey dès à présent nii parce que ku sa kër taawut am nga xarit bi nga xamante ne sa kër taan wala dëkkandoo wala mbokk ñun Kër Massar la ñu dëkk say copains yi nga xamante ne da ngeen màggandool nañ lay woon naan la suñu kër taana si kaw nañuy añee si kaw nañuy defee si kaw ne loolu da lay métti en tant que Kër Massar waa donc loolu moom moo nag premier défi bi nga xamante ne si dañ koy relever. léegi au-delà de Kër Massar ñu wax aussi ci élection yi de manière générale ak la percée de la coalition Yewwi Askan Wi donc gis nañ percée bu mu am ci yenn localité yenn régions yi notamment Dakar Ziguinchor Thiès percée boobu yow yaa ngi ci biir lan mooy seen secret ba ngeen am résultat yu demee nii exactement. waaw secret bi mooy wax dëgg yàlla nemmeeku askan wi jege askan wi waxtaan ak ñoom xool seen bëgg-bëgg xool seeni jafe-jafe et puis wax leen benn programme bi nga xamante ne aussi dal na xel te li may wax rek mooy que ñun li nga xamante ne si muñal nañ ko ñu fi jiitu ñun duñu ko muñal parce que la jeunesse sénégalaise elle est consciente tey jii képp ku ñu fal maire liggéey rek nga war a def donc loolu dama koy wax waa coalition Yewwi Askan Wi yëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ci biir coalition Yewwi Askan Wi ñu tabb leen ñu nekk ay maire nañu xam ni liggéey kese moo ñu war parce que li nga xamante ne si mooy yaakaar askanu Sénégal daf ñu ko jox te yaakaar boobu waruñu ko tas donc man sama moromu maire yi nga xamante ne ñoo nekk coalition Yewwi Askan Wi loolu laa leen di wax ñun liggéey xam ni on n'a pas le droit à l'erreur ne nous est pas permis ñun liggéey kese moo ñu war parce que askan bi dafa am si suñu yaakaar te yaakaar boobu noonu dafa fort donc je pense loolu moo tax ñu gagné mairie yu bëri askan bi yaakaar nañ Yewwi Askan Wi projet bi nga xamante ne Yewwi Askan Wi tegal na leen ko wóolu nañ ko gëm nañ ko loolu moo tax ñu gagné mairie yu bëri. L'une des têtes de file de la coalition Yewwi Askan Wi muy Ousmane Sonko danaan ambition mooy changer le système au niveau national. Au niveau local mën nañu xaar système bi changer comme. non système bi day changer man même discours laa am parce que également il faut qu'on se dise la vérité bu fekkonte ne système bi nga xamante ne si am nañ ko depuis indépendance ba léegi système boobu wax dëgg yàlla bu baaxoon dépassé nañu fii kon tey jii suñuy canalisation mën na kon tey jii suñuy lamp tàkk na mais boo xoolee Sénégal ba mu amee indépendance ba léegi quartier yi nga xamante ne moom la fi colon bi bàyyi woon mais quartier yooyu dong ñoo am benn système de drainage des eaux pluviales bu baax depuis indépendance ba léegi amul benn quartier même Almadies boo fa demee day taa amul benn quartier booy dem ci Sénégal après indépendance ñu defar ko moom système de drainage des eaux pluviales bu baax
donc loolu wax dëgg yàlla dafa tey xel quoi dafa mel ni tubaab bi ñoo ñu gën te tubaab bi gënuñu ñu ëpp ñu expérience dàqu ñu jàng yow xamante nañ màggandoo nañ fii man damay def recherche université Laval di jàngal ay nasaraan di jàngal ay tubaab dem fu nekk ci àdduna bi yóbbu sama xam-xam foofu kon ëpp ñu xam-xam mais juste que nañ ñu gën a organiser juste que nañ ñu gën a baax système te système boobu bu ñu ko changé rek Afrique day dem kanam Sénégal day dem kanam Kër Massar Nord day dem kanam. kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi mooy di woo waa Kër Massar yëpp di wax ni rek ñun moom suñu système mooy comme ni nga ko waxee sànq l'homme qu'il faut à la place qu'il faut on va aller chercher toutes les compétences yi nga xamante ne ñoo nekk ci Kër Massar Nord yëpp ñu woo leen pour ñu liggéey suñu commune. di wax ni rek ñi nga xamante ne également ay candidats lañu woon fii man dama leen di tàllal sama loxo ñu booloo doon benn wax leen ni jeu électoral bi jeex na donc instant bi liggéey moo des te liggéey boobu noonu dama ci woo ñëpp mais également mënuma tëj sans remercier waa coalition Yewwi Askan Wi Kër Massar Nord di leen féliciter également ci victoire bi nga xamante ne ci am nañ ko di leen remercier parce que métti woon na moyens yi bëriwul woon ku nekk dafa sacrifié wu engagé wu. donc di leen remercier ñoom également di leen féliciter bu baax a baax di tàllal sama loxo waa Kër Massar Nord yëpp ñu ànd doon benn pour liggéey pour l'intérêt des populations de Kër Massar Nord également di leen gërëm yéen waa Sénégal 7 Mbis ak Misaan ak équipe bi nga xamante ne ñoom nga àndal yëpp di leen sant bu baax a baax ci invitation bi nga xamante ne ci def nañ ko. jërëjëf kon Adama Sarr may fàttali ne yow yaay maire bu ñu élire récemment ak Kër Massar Nord. ñu ñuy seetaan ci Sénégal 7 ñu leen di dig daje beneen yoon ci beneen jotaay. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.